man ñoom lay noyyee man Fane Ndiaye bu ma tëddee guddi Macky Sall lay noyyee na ngay moom ziar naa la dégg naa sa message sama député nuyu naa leen welcome Boston ñu ngi leen di ziar sama doom ju góor jee Omar Diaw Sall Omar Diaw nuyu naa la dégg naa julayama moo fi njulooli julayama jula barkama julayama moo fi njulooli julayama jula barkama awayama moo fi njulooli julayama jula barkama julayama moo fi njulooli julayama jula barkama julayama moo fi njulooli julayama jula barkama lay raxee la Seydina Muhammad Rasulullah nuyu naa sama président Macky Sall moom moo liggéey réew mi ñu ñëpp ñu kontaan billaay ko ba jeex na dee Macky Sall Mariam Sall ñun moom la ñuy noyyee moo ñu liggéeyal suñu réew ñun ñëpp ñuy bég waaye bañ ñu ko bañ ñun ñoo xam ñun suñu yoon newu ci ñu koy moom ba suba lay la xëy na laa koy def wax ci moom dañu ñaanal ko yàlla Macky Sall yàlla ko yàlla jàppale ko xaaree ma xaj yi lay la xëy na laa nañ leen wax ak moom fekk si ñanaam sama taxaw nuyu naa la ñu layama ci yaram ak tegginam bu toogee ak ñun day mel ni daanaka ñun ñooy ay buuram te loolu yëpp nag moo tax ñu mën a ànd ak moom kon xam nga ñu lay nuyu bu baax di nuyu sama xarit am nga xam ne moom ku noppi rek moo la nuyu nga xam ne mooy mooy am ndax ku ne xam ne Papa nga sama lu bokk ak man waaye waxewu ko doxewu ci humilité ci yaram ak tegginam bu toogee ak ñun day mel ni daanaka ñun ñooy ay buuram te loolu ndax ku ne xam ne Papa nga sama lu bokk ak man waaye waxewu ko doxewu ci humilité ci yaram ak tegginam bu toogee ak ñun day mel ni daanaka ñun ñooy ay buuram te loolu yëpp nag moo tax ñu mën a ànd ak moom kon xam nga ñu lay nuyu bu baax di nuyu sama xarit am nga xam ne moom ku noppi rek moo la nuyu nga xam ne mooy mooy am moo noppigul ma nuyu la di nag koo xam ne dama koy gërëm ci taxawaay bi mu taxaw ci parti bi gëm bi mu gëm parti bi mais aussi gëm ñi muy àndal gëm Abou Diallo di ko jàppale biir di ko jàppale biir ndax sàmm mën na kanam waaye mënul gannaaw loolu suñu Fall lan la ko yàlla def doon ko defal kenn kon nag kii di am gis nañ ni muy jàppale Abou Diallo di ko jàppale le président Macky Sall loolu gërëm na ak sant di nuyu Abdou Thiaw dégg nañu sànq sa wax dégg nañu ni nga nekkee cadre parti bi li nga ciy taxawee dégg nañu lu bari di gërëm nag Cheikh Gueye bi jóge collectif ak Mamadou Diop des coordinateurs collectif lu nuyu mon ami mon frère mon oncle ak Diko ak délégation Rhode Island ñëpp Mati Ndiaye sama doomu ndey ñi ci àndal ñëpp di nuyu bu baax ki nga xam ne mooy Sassi Fall jóge ba Washington ndax Sassi Fall suñu ñaari maam yi ñu daan ànd moo tax bu ma gis day gis ni may xéeree ci moom waaye bokk moo koy waral ndax lu bokk xamoo leen fa ñuy li ama da ngay wax ne dugub ak gerte ak dugub fu ñu bokk fa ñu àndee dañoo daje ci cin waaye ca tool yi la ñu àndee kon maag moom ca maam ya la woon donc di nuyu
bu baax ki nga xam ne mooy Badiane Daba Seck moom mooy yaay booy sans stress moo bëgg ko bëgg Macky Sall képp koo xam ne soxna Daba Seck nee nga Macky Sall mu ne nga ne moo baax mu ne yegg doole ci moo rafet moo ñàkk si kon kooku macha allah ñu ngi lay séddeel sa taxawaay ci ñun ndax man ne bronze laa dëkk léegi waaye wéccuma ko ndax yow amatuma fenn fu may dem ndax yow du nuyu nag la grande responsable ni ko Omar Diaw waxee léegi muy Fama Kébé nekk tamit bronze di ci góorgóorlu am ci ak Thiane Diassé taxaw ci seen ginnaaw responsable Pape Baro di liggéey bu rafet man nag sama taxawaay dafay yaatu ndax xëy na bu ma nekkee ci ginnaaw Abou Diallo du ma jël nangoo jël députation bi dama ko koy bàyyi ndax honneur da nga koy jox si kilifa waaye damay nangu rek taxawaale ñi nga xam ne mooy ñëwaa waa Arlem waroon fi teew ngir kan ki ko jar kan moo ko jar mooy le président Macky Sall waaye ki li ñu yëngu la ko yëngal ko ëpp doole am na ñu woote président Macky Sall ba tàyyi sax bariwul ñu leen wuyu si waaye awani mii damaa bëgg waa Boston soo leen jàppoon awali benn ngeen jàppal ma ko téeméer yàlla xam na ne day tey jii may wax ak yéen dañ maa ndayee la ca Arlem ci na sàmm ndayee la ma doon waaye yàlla li xaw ma lu ma lay def bu diggante boobu jaroon doon defee neneen sax danaa ñëw sa bis bi waaye heureusement ki ne nangul ma ko ndax ni nga toll ci ñun musoo tan xam lu parti bi di yëkkati ndax gan mën na lu ne waaye mën na nekk musoo laaj paas boo jógee Boston ñëw Arlem lu ñu organiser nga ñëw luye oto dellu sans intérêt lu ñuy yëngal dangay woo Saasi Fall mii ne ko diw luñ ko war a def luñ ko war a jàppale jël sa xaalis maa ngi koy fàttali bi ñu yore doo Sénégal di ci jàpp da ngeen daan yow ak Saasi di ma cash out di supporter bi. wax ma ku la yar moo xam sa jikko yow sàkk yow nag téye nga sa laaj ko tàggu buubu wax ma ku la yar moo xam sa jikko yow sàkk yow nag téye nga sa laaj su ma ñëwee ba fii li ma indi dëgg la partisan waaye giñ naa ci Cheikhouna Khadim yaa ma te ku ma àndal itam yëg-yëg boobu ñu am la ñu am ci yow tey boo doon wut carte fii ci Boston ma voté la ndaxte lu waral loolu mooy sa baax ak sa bëgg gi ñu bëgg yàlla la yàlla may na bàyyi tama mii nga am ak laa bëgg la moo waral ñu ànd ba Canada loolu nag seede la doole na tàcc ba nii dafay dolli ngóor ci ko def day tax ku xamul woon xam day tax ku bëggutoon a def ne naa def fekk am na ñu may xool day tax itam ku ne su ma defee duñ ma gërëm waaye am na ñoo xam ne buñ joxee joxe ci kàddu bi ba war a wax te yàlla tax danañu wax lan fekkee wax lan xam te yàlla rek tax ndax ñun dara demuñu ci tey nag liñ fi dajale parrainage dañuy wax man daanaka du ma wax ci bilan président Macky Sall parce que dañ ne lu ne fang kenn du ko jeex damay wax rek ci naka la ñu war a def naka la ñu war a def
pour réélire le président Macky Sall ndaxte jamono jii ñu toll damay dégg ñu ne la nature a l'horreur du vide. jamono day toll foo xam ne soo noppee ne duma tontu wala nga ne soo noppee ne duma wax wala nga ne suma noppee ne duma jóg day gañe gaañ nga sa bopp parce que booba am nañu xam li nga yor mu baax am nañu xool xam ne li ngay def lu baax la te kenn ku ne dañu toll ci jamono xëccoo lu baax ñoom ñu jóg dem di ci wax di ci dox te sénégalais dafa bëgg ku ko yëg ku jëkk ci moom wax ko lam koy wax danaan man kat kon ni fi newoon maa leen jàppale ndaaw te kon gisuma kon kii ñëw na naa ko jox sama carte kon tayal mën na tax nga ñàkk sa benn vote ñàkk moyen tamit mën na tax nga ñàkk sa benn vote donc loolu li muy wund mooy ku fu nekk tey nekkal fi parti bi muy Aboubacry Diallo war naa mën a xam ne la ëpp solo ci àdduna mooy ñaax nit ñi ci lu ñuy liggéey nit nag soo ko yee ñaax da nga koy jox outil de travail nekkatuñu ci temps wu jënd carte xewi na parce que conscience gën jëndatuñu mais dañu nekk ci temps wu convaincre présenter et communiquer loolu nag lu koy indi du tëdd sa kër li koy indi mooy proximité li koy indi mooy jóg fekki nit ki ci këram mu toog wala ci grand place bi mu toog wala ci liggéeyukaayam mu toog wala ci bus bi mu toog wala soo gisee ne Sénégal nga laaj ko nu mu mel nga waxtaan ak moom nga génnee sa programme ne ko na gëj nga Sénégal mu ne la waaw parce que ñi fi bëri ci diaspora bi 20 ans 25 ans gëj nañ fi li ñuy dégg rek la ñuy gëm te bari na ci mbokk yoo xam ne duñ bëgg sax nga ñibbisi ba saa yu ñu xëyee jox la fitna dañ lay war sax fitna yi duñ la wax yu baax yi ba dañ lay découragé nga bëgg fee toog yooyu nag dañ ci war a interpeller nit ñi xam ne Sénégal dafa pare pour ay doomam ñibbisi lu tax ay doomam war a ñibbisi espoir dafa ubbeeku ndax kilifa bu aayee gaaf da nga koy xam ci njëlbeen waaye bu rafetee gaaf da nga ko koy nangul. dëgg la. Sénégal yàgg nañoo wax ne pétrole am na fa kilifa bu ne jaar na fa di ko wër waaye gone gi rafet gaaf moo ko am. kon bu ñu demee ba jàpp ne Sénégal mi ngi waaj am pétrole te xam nañ ne mag ñi amatuñu kàttanu liggéey ci pétrole bi kon ndaw ñi ñëw moom ëllëgu réew mi war nañoo mën a waxtaan ak ndaw yi ñu defi ay formation xam ne lii ñëw seen alal la te technologie toll na foo xamante ne nii la nga moom tey ndaw war nga caa gëstu ba bu ñu la nee liggéeyee ngi nii ak métier moo ci mën a am war nga caa mën a jëriñu ci li ñu la jox waaye li gën a bon ci réew mooy alal génn sa réew sa doole wala sa xel wala sa xam-xam war laa jëriñ ca loola sa tayal dikkal la ba yeneen doomi jàmbur ñoo di ko jël ñun dañoo jël suñu alal jox ko yeneen nit ñu jëriñoo ko fekk na ñun amuñu baadi wala xel mu ko war a liggéey loolu nag dafa laaj ñu informer ndaw yi ñu gëm seen bopp gëm sa bopp nag du kii nga xam ne dafa ñëw yor livre am ne damay changer Sénégal réew mu ñu tabax 59 wala temps wu colon ba tey nit ñi defar nga war a wax ne man dama ñëw war a améliorer li fi nekk soo ko bëggee changer mooy yaa ngi nax Sénégal yi kon amul benn nit bu am pouvoir ne bu ma jëlee réew mi dama koy changer waaye mën naa d'accord ne su ma ñëwee dinaa améliorer les conditions ndaxte sama rakk sama doom wax na sànq ne président Abdoulaye Wade waxoon na Macky Sall doo fay salaire yi ki ne doo fay salaire yi nag tey nga voté 4000 milliards de francs CFA kooku wane na ne man kat challenge lañ ma def kon réew mi am nañu challenge pour les jeunes ñoo moom ëllëgu réew mi nañ ci taxaw nañ ci góorgóorlu lan mooy rôle jigéen ñi ndey dafa am pouvoir lu bëri ci biir kër parce que bu ndey jooyee rek doom nee na sama yaay lu muy jooy sama baay moo ko dimbaliwul bu laajee baay bi mu ne ko awma lu mën a dundale
mun nañ kon suñu état moo dox te comme réew mi président Macky Sall li mu njëkk indi mooy fees daf na damay jàppale jigéen ñi ñu ne jigéen ñi nekk ci diaspora bi soxlawul ñu alalu réew mi te pourtant jigéen ñi nekk ci diaspora bi ñooy takk seen ndigg sol seen tubéy ci biir di liggéey di yónnee ay jigéen ca Sénégal mbaa di dimbali ay góor ca Sénégal mbaa di faj buumu gàtt yi président Macky Sall ne yéen kon jamono dem na ba immigration naxari na naa ñëw dooleel leen ngeen yëkkatikuwaat pour sa business reson rek fees dimbali na la nga yëkkatikuwaat renforcement de capacité ba mu mën a nekk revenu kon kooku war na mën a informer njabootam ne leen kat ki tax sama coono wàcc fii ma nekk wala kat bi sama business yàqoo ki ma ko suqaliwaat ba ma mën la delloo maa ngi sàkku ci yéen ñi ma njaboote ca Sénégal bu dee 10 personnes la mën na am 7 yi dinañ la nangu ndax ñëpp xale mu dajul suuf mën na am 7 personnes dana la nangu bu famille bu nekk amee 7 personnes ca Sénégal président Macky Sall dina dem avec 65% wala 66%. kon nag nañu fexe informer sunu doom yi ñu def un immigré 15 votes loolu laay demandé fii ci diaspora bi nag di leen sant ndax xam naa ne li duuf ci nag bi xajul ci cin li mais Boston xam leen ne daal fii ñu njëkk ñëwee à part New York ci lancement parrainage ci initiative bu section de Boston ñu ngi leen di féliciter di leen encourager di ñaan fii bu ñu yeggee ci élection yi ñu am fi 100% au premier tour pour le président Macky Sall. jërëjëf madame Nogoy Mbouf mbooloo mi ñu di leen ñaan ngeen toog rek daanaka programme bi jeex na ba pare. yàlla mën na ko ndax Nogoy di nga wax lu am solo la loolu mosu fii jóg Kajoor Bawol Siin Saalum Mandeng ñaani wude waalo lépp bu njëkk balaa ñu daan fal buur bu ñu koy sang ba bi dañuy boole dugub bu suun ak dugub bu njax naan ak gerte ak ñebbe defal ko ci ñaari loxom dem ba ca dex dañuy wax njasiw da daan tooy ñu ni ko sotti ko fii mu sotti ko fi ñu bàyyi ba bés ba dellu si ñu ñëw xool si pour xam kooku nguuram nu muy mel bu saxa yaay ga bare ñu ne nawet bi dina baax dana barkeel ndeetalu nag du am ñu bàyyi ko fa bu ñu ñëwee fekk mu def ay saxa yaay fii ki ñu ni kii nguur gi du baax conseil ba dajale waat ñu folli ko barkalla macha allah président Macky Sall ñëw na gaal yi këppwul kenn deewu fi bateau yu suuxul pétrole bi génn lu ngeen bëgg loolu dafa am solo tey lu am solo amati bërki dem jeux olympiques ak ni mu toll ñu ni Sénégal moo nekk réew mi ko nar a jëkk a organisé ci Afrique te réew yu ko ëpp doole bokkoon ci doon ko xëccoo ay Botswana ak Nigéria ak ñooñu ñëpp boo demee tey ci koom-koom mën nañoo jënd Sénégal waaye yàlla indil ñu ko ba le président de la république tey jii ma nga déparé Sénégal ma ngay jëm Argentine di dem ca Buenos Aires te nag li am solo mooy def day seet ku ci bokk mu boole la ci. seet sportif yu mag yi ñoom Fadiga ak ñoom ñëpp mu ànd ak ñoom dugal leen ci Pointe Sarène xam ni loolu seen domaine la mu ngi leen ñëw leen ñu dem la may waxtaan bëgg naa ngeen fekk ko njiitu réew noonu lay mel. day yaatal loolu le président de la république Macky Sall def kon loolu bu ko nit ñi di fàtte. tubaarkàlla macha allah barki démb nawet bi mu tardé nit ñi ku ne di wax tawul gars yi bëgg cee pour man leen def leen daal changement climatique moo am léegi àdduna moo tourné fi daan tàng day sedd guy fi daan sedd day tàng jër tey jii boo demee Texas gars yi dañuy sàmm parce que jamono bi moo mel noonu pollution bi ak yooyu moo joué loolu tey jii boo demee dañ doon wax ndox ma léegi boo demee keesa nga mel ni Ndar boo saaganu sax gaal ngay dugg booy traversé sa tali bi ma nga taw ba tooy xëpp man leen léegi wax leen dootoo dégg kenn ko wax dina mel ni gars yi ba ñuy bëgg a dem Màkka avion yi fees demuñu waaye ba ñuy xëy suba teel ñu ne yëf ya bloqué na ca Minam nanga mi junni ni dee na gars yi doon bëgg a marche dañ koo foog ba toog ma ne waaw dañu doon bëgg a marche ndax am ñu nag kon nit ki li ko yàlla defal mooy li gën ci moom nit xamoo li gën ci yow li nga bëgg nga xam mais li yàlla def ci yow moo gën ci yow ñun nag ñu bari xamuñu li gën ci ñoom li ñu bëgg lañu xam waaye yàlla mi ñu indil le président de la république jiital ko ci fukki millions yi nit ak ñeent
ah fukki million nit ak ñeent Balla Pouye du ko jiite Samba Sura Bali du ko jiite Samba Allar du ko jiite analphabète du ko jiite ku yàlla gërëmul doo ko jiite nit ñi nañu leen delloo si seen xel te fóotaat seeni xol le président de la république Senghor jàll na fi def na wàllam yàlla na ko yàlla gërëm président Abdou Diouf def na wàllam yàlla na ko yàlla gërëm président Abdoulaye Wade def na wàllam yàlla na ko yàlla gërëm balaa maa dee ma dégg nit ñi naan président Macky Sall ni mu mel président Abdoulaye Wade moo ko def Abdoulaye Wade bu amoon lu muy def ci Macky Sall mbir a ngi ci Macky Sall tey mu bëgg koo def ci doomam mu tëggo kon yàlla mooy def li nekk ci nit balaa maa dee ñu ne waa moo ko def li moo ko def naa man leen da ngeen a fàtte ni Firawna moo daan uuf Moussa di ko nax nii te yàlla moo yabal Moussa mu sóob ko ca Bahrul Kalsum mu di la mer rouge kon yëf yi yàlla la du nit ku amoon barke wala boo koy joxe man ngi ne dañ wax ne dañ yàllaa yor barke ndax buur bu yoroon barke daf koy jox doom ja mu nopp ndeyam waaye yàlla mooy seen barke rox bu ko nekk kon nit ñi nañu delloo si seen xel le président de la république Macky Sall fi mu ne kenn tegu ko fi yàllaa ko fi teg président Abdoulaye Wade yéen ñu doon wax nee naa Macky Sall Sénégal nga jégul rek waaye yàlla annoncé na bu yàgg def ci yow ay joxe député maire Fatick ci Sénégal premier ministre ci Sénégal directeur Petrosen ci Sénégal ministre de l'intérieur ci Sénégal président assemblée nationale ci Sénégal président de la république élu au suffrage universel ci Sénégal tàcc leen tubaarkàlla macha allah kon xam ngeen ne loolu mbiru yàlla la maire Daba Seck nee na ma dolli ci Adja Makka yi alaaji wax na dëgg ndax président de la république ko yóbbu Makka nag ni daaw jéeg loolu lu am solo la kon le président de la république nanu ko ñaanal wér ak kàttan te xam ni dëgg man wolof nee na bu deewul yegsi te doomu ñaay da nga koy jàng da nga koy ñaanal gudd fan waaye doo ko ñaanal rëy président de la république li ko war ci réew mi ngi koy def mi ngi koy def ci kilifa diine yi mi ngi koy def ci kilifa aada yi boo demee Tiwaawoon le sëñ Abdou Aziz Al Amin waxoon nee woon na ko taax mii ginnaaw yàlla am nañ ko ak barke Macky Sall nee na ko loolu woowu wax dootul dañ ba àdduna boo demee Touba ilaa Touba bay ku ko bëgg di nga ci jaar ku ko bañ di nga ci jaar kon nag bëgg ko ca di ci jaar confortable ba mën a dawal ba yegg moo dàq lépp ñu ni dénn waaye nga ñëw Yoof ñëw Njaasaan ñëw Kaolack te pareegul église bi bërki dem gis ngeen poppa ngeen bu ñu aayee lépp le président de la république def li ko war parce que Sénégal c'est un pays laïque kon Sénégal bu kenn toj seen bopp bu leen kenn nax WhatsApp yi ñuy jël di dem ak dafa am ñoo xam dañoo am jot booy teel a yeewu di liggéey di def li la war ci sa kër di def li la war ci sa njaboot doo tala yenn kii WhatsApp di créer ak di takk ay bande di jël di sànni li ma wax barki dem rajo bi ci opposition bi nee naa leen da ngeen di dem bay yàq seen crédibilité communication parce que le président de la république ku ne xam na ne 73e session bi ñëwul monsieur Sidiki Kaba moo ñëw ñaari nit ak ñetti nit kar ko ci New York di yuuxu New York ku taxaw ci mbedd mi di yuuxu ku lay téye da koo tere sol costume bu rafet bi dugg ci Nations Unies taxaw assemblée bi wax ci turu président de la république njiitu réew yëpp déglu ko mu ànd ak Donald Trump ñu ànd reeri Sénégal gépp xam ni délégation Sénégal bi moo ko jiit bi gars yi di wax man leen jaraloo ku am yuuxu rek lay def nit ki nag boo koy dóor da nga koy may chance mu jooy moom it ginnaaw ma ngi leen di dóor bàyyi leen ñoom it dañuy jooy am nañu droit jooy nag parce que dañu ne woon du fi am salaire yi kenn du ko fay Macky ñëw di fay salaire yi te benn liggéeykat neewul kenn fayagul kon nag tubaarkàlla macha allah le président la ki jël yu jooy nag yaa xam ka dee loolu ba ko wolof di yàgg di wax boobu Macky doonagul président foog ñu jooy bàyyi leen ñu jooy parce que jooy lañu am ñun nanu leen àndandoo booloo nekk benn léegi nag ki may bëgg a jox kàddu gi nag mooy suñu xarit di nit ku baax di nit ku yiw barki démb laa tàggoog moom Canada ci G7 bi le président de la république Macky Sall ñëwee ñëpp toog ñu nekk une délégation de 10 personnes kenn ku nekk wax la nga xam ak la nga xalaat président Macky Sall ni ma Omar yow laay déglu loo xam ma ne ko li may njëkk a wax mooy Abou Diallo mii xam naa ci moom baax xam ci moom yiw xam ci moom yaru xam ci moom am teggin xam ci moom bëgg le président de la république Macky Sall la tax ma wax loolu ginaar mënoo koo togg ba mu ñor nga yàq ko mu doon sombi mënta ne bu ma demee Canada wax loolu ci kanam président de la république Abou Diallo toog
dafa am lu ma confirmé parce que toog naa ak le président de la république Abou Diallo nekku fa mu laaj ma la ma xam ci moom la ma ko wax Canada laa ko waxoon kon bu ma ñëwoon Canada wax leneen président dana fonkaat Abou Diallo xeet ma man ndax da ngeen Omar mii kat la ma waxoon ca hôtel ba New York ba Abou Diallo toogul Abou Diallo toog ma laajaat ko mu wax leneen kon danaa tuuti nit ñi dama leen koy wax ak camarades politiciens yi nañu muus gis nga politicien dëgg boo bëggee mu fonk la toujours dee ko présenter nouvelle tête toujours deel wax ci moom ci sa nawle lu baax ndax wolof nee na bu sam noonu jëkkee dee tan ma di ko yàpp nee na bu reetaan tan ma xamul a xamul sa noonu dafa jëkka dee moo tax mu lekk yàppam boo jëkkoon a dee sa noonu mu lekk sa yàpp waaye ñëw jàkkaarloog sa kilifa loo xam ci diw nu diw def ngay wax lu ñaaw ma ngay def lii moo yàq parti bi moo lii moo la waa ko yàq parti bi ba parti bi teg la fi nga yàq parti bi ba Amérique yëpp delluwaat tànnal la ñëwee ni la yow yaay député kon gars yi nañ leen seetaan wax bi nag. waaw lu jënd ragal géej. ah. juddoo si ndox. màgg ci ndox bi lan la koy ragal. bu tàng bala ragal nag ndax moo koy suuf moo koy def jéem kon nag loolu lu am solo la ñu di ko wax nit ñi di ko xam tey jii ñoo ngi fii ci meeting bi mais àdduna yëpp a ngi ñu seetaan ci internet bi. saal bi li fi nekk bu matee ñetti téeméer nit fukki junni nit a ngi ñuy seetal fii ba Sénégal nit ñaa ngi ñuy seetal kon li ñuy wax ñu wax ko ci moom parce que fii mooy waxukaay bi muy suñu député te nag li muy def le président de la république soxla mooy rassembler muñ jiite ñëpp yaate ñëpp keroog dafa ni le président de la république yow sama nawle nga doo ma jël tànn ma jiital ma fii ci njaboot gi ma jiite leen ma wëlbati ko di la yàqal te loolu ku ko wax rek am na fu mu ko teg kon nit ñi nañu leen delloo si seen xel te xam ni dellu si du wees ndax bu ñu fi bëggee toog ay nit nekk ci biir liggéey bi di wax lii ak di wax leneen mënuñoo tax ba ñu influencer fi kenn wala ñu bàyyi kenn wala ñu man lu nekk dégg naa ko mais man tubaarkàlla man ràmm naa ba wér ay góom safuma man ko yóbbu di wax fii ba fajar du ma leen sax déglu parce que olof nee na loo déggul du la métti gis nga bu la nit ñi di wax lu bon da ngay fexe bu ko dégg parce que soo ko déggul da ngay dox toujours mais boo dégloo da ngay dégg di war a ko wax fu mu la ko waxee bërëb sàngam nga naqarloo ko mënoo ci dara parce que fekkee woo ko koo dajal mu nuyu la ñaari loxo boo ko wanee ginnaaw mu saaga la day dem ko mënal daal lan nga ko mënal mais fexeel ba li muy wax bu ko dégg yow I don't want to know I don't need to know da seet nga dem tëddi kon nag kàddu gi ñoo ngi koy jox suñu coordinateur di honorable député monsieur Abou Diallo ba ñu mën a jóge Sénégal defal ko fi une semaine kaay la bàtt leen ko mu saf saf Abou Diallo la ñuy def Abou Diallo député diaspora Macky Sall yow la wóolu ku ko votelul xiir bi dalay tas asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di nuyu ku nekk ci sa tur ak sa sant vraiment di kontaan ci soirée bi je crois que Awali dañ lay wax rek chapeau bas ndax woote nga nit yi wuy nañ la mais yow yaa ko jiite ndax ñi fi wax ñëpp benn wax lañ fi wax mooy que ne da nga nekk nit boo xam ne da nga nekk nit bu engagé wu. bi nga engagé delluwoo ci ginnaaw may fésal rek li ñuy wax ci moom mooy bi ñuy def campagne 2017 bi passé au mois de mars bi ñu dem Canada n'est-ce pas dafa taal otom fii mu ànd ak mbay tam wallaay ndeysaan ñu ànd dem ba Canada fekk ñu foofu ak frère yëpp moo ko defal boppam pour def campagne avec mu au Canada donc li ñuy wax lii ñu ci
sant di gërëm di remercier section yi fi nekk ñëpp y a 4 sections yi fi nekk ma commencé ko sama section muy la section de Rhode Island suñu grand frère Habib Diko muy le coordinateur ku sonn ci parti bi la ñëpp xam nañ ko jigéen soxna Mati Ndiaye moom it ñu nekk la responsable des femmes nuyu suñu sama xarit Oumou Niang moom it vraiment ñu téye bàyyi nuyu aussi Ouli Diouf malgré que sawul mais ñaan kay ñu war ma ñëw lii mooy Rhode Island fu nit yi wootee vraiment ñu ñëw donc ñu ngi leen di sant di leen gërëm di sant aussi la section de Connecticut vraiment à travers Mamadou Diop ak Cheikh Gueye la fois dernière c'était le 4 août dernier dañoo dem ba Ohio Columbus ñëw fekk ñu foofu ak réunion bu mag bi ñu fa amoon ñu déplacé wu aussi pour fekkee foofu réunion bi donc ñooñu dañ leen di sant di leen gërëm di remercier la section de bronze di ko commencer par son coordinateur kii suma mag la moom wax vice-consul mais kii c'est un grand frère c'est un conseiller yàlla xam na ne bu ma ñëwee ba fii joué na ci lu bari kii toog fii tey donc occasion la pour nit ñi xam ne kan mooy kii parce que bi mu duggee ci parti bi muy Pape Baro vraiment am mu bokk ak président mais ku mu ko waxul doo ko xam ku mu ko waxul doo ko xam mais mu jàppale ma muy guddi muy bëccëg di ma conseiller donc Pape Baro grand frère vraiment maa ngi lay sant di la gërëm ci li ngay doxalee parti bi fépp fu amee problème day taxaw di ñaan nit yi di fexe ba ñu régler donc loolu aussi dañ ko ci sant bu baax di sant donc suñu jigéen aussi Awa Kébé Fatma Kébé moom it muy jigéen boo xam ne moom mooy responsable des femmes à bronze muy def liggéey bu tar ci kii bi ba léegi sax dafa am benn émission boo xam ne da koy def chaque dimanche maa ngi ñaan nit ñu seetaan ko parce que far la moo tax mu def loolu di ci def xaalisam donc aussi bi mu koy sant di ko gërëm bu baax a baax di nuyu aussi di gërëm la section toujours dans la section de bronze mënuñu fàtte suñu rakk bi muy Mouhamed Diop c'est le responsable de la COJER bi ñu commencé ba léegi depuis 2008 mi ngi ci vraiment di ci sonn guddi ak bëccëg te mosu ci laaj dara voilà des jeunes yoo xam ne ëllëg ñoom ñooy yore réew mi donc ak ki fi wax léegi j'ai oublié son nom Aladji Cissé bu ngeen dégloo seen wax di ngeen xam ne Sénégal vraiment nañu sant yàlla on a des jeunes yoo xam ne tey xam nañ fu ñu jëm xam nañu vraiment lan la réew mi laaj moo tax ñu ngi ciy liggéey donc ñi il faut ñu ñaanal leen xam ne ëllëg vraiment moom on peut compter sur ces jeunes là donc vraiment di leen sant di nuyu aussi di sant sama jigéen la section de Maryland Baltimore donc sama jigéen maa ngi koy sant parce que vraiment moom it fépp fu amee programme day bàyyi lépp mu ñëw mu fekkee ko te démb la woon comme ni ko nit yi waxee balaa tey voilà une femme engagée boo xam ne lépp luy parti bi di wax di def da ci def ba la fois dernière à Rhode Island n'est-ce pas Habib Diko dama démentir bi ñu def suñu premier séminaire en 2013 elle était déjà là-bas muy sage-femme bi donc ñu lay sant di la gërëm et puis boo xoolee trajet bu mu def dafa sori Baltimore donc boo jëlee véhicule c'est 8 heures de route donc ça veut dire que Awouly bi moo ko jàpp donc encore une fois de plus Awouly day wan na rek vraiment li ngay def ci nit yi ñu ngi la koy fayee tey parce que yow yaa ko njëkkee di nuyu aussi suñu grande sœur Soxna Daba Seck mooy seede ni bii président di ñëw en 2010 à Rhode Island dafa fekk mu nekk fi Boston mais dafa bàyyi lépp mu ñëw mu fekk ñu foofu yàlla xam na ne bii président toogee mi ngi toog fële président dee ma ne ma kii du Soxna Daba Seck ma ne ko moom mu ne fu mu jógee kii Atlanta la nekkoon ma ne ko yow yaa tax mu ñëw mu ne ma ça c'est ma grande sœur donc pour wane rek kii boo bëggee dégg président bi muy liggéey wala nga bëgg gis ku bëgg président de la république demal ci Soxna Daba Seck dina ci génne livre donc loolu vraiment dañ ko sant di ko gërëm te mun nag aussi amul vraiment kattan di dem ci yenn événement yi mais président moo ko jaral loolu ba tax na lépp lu am ci parti bi day bàyyi lépp ñëw donc dañ koy sant vraiment di ko gërëm
di sant aussi sama jigéen bi honorable député Soxna Nogay Mboup Soxna Nogay Mboup la dame de fer man sama jigéen la vraiment am na fu mu ko teg li tax ma def ko c'est que dafa nekk nit koo xam ne ku am couleur mais aussi dafa sàmm kàddam Soxna Nogay Mboup lépp lu ngeen waxante na fekk jàmm même bu ngeen waxee ne suba bu ñu xëyee dañu dóori diw ah kooku na fagal parce que day jiitu da koy jiite aussi donc loolu nit la boo xam ne dafa engagé bi mu ñëwee ci parti bi ñun en tout cas rëcc wuñu bi mu ñëwee te kooku président moo taxaw ne kii na ñëw ci parti bi na ci jàpp te aussi sëram la jàppale aussi président boobu ba léegi président di ko gis donc ñu ngi lay sant la gërëm Soxna Nogay vraiment ci liggéey sant véritablement waa Boston yi Abdou Diaw je me rappelle y a cela 2 ou 3 ans ñëw nañu këram mu amoon benn barbecue bi mu doon def ci defe naa kii la Korité la woon ñu déplacé wu dem foofu lañ ko xamee mu nekk un rassembleur parce que bi ñu fa demee fekk nañ presque waa Boston yëpp ñëw foofu vraiment jàppale ko donc depuis boobu moom it bi mu ñëwee ci parti bi mi ngi ciy jàpp vraiment di ci def kenn laaj donc kooku aussi dañ koy sant di ko gërëm di sant aussi mon frère et ami Amadou Seck sama conseiller la moom moo yore pratique na sama communication yu bëri may def ci moom lay jaar parce que yàlla may na ko xarañ boobu ba pare aussi mu am xol di ko def donc vraiment kii lépp tey li jaar ci parti bi am na ci rôle bu rëy boo xam ne mu ngi ko ciy joué donc bu ñëwee tey bëgg jàppale waa Boston vraiment dañ ciy sant leen di ko gërëm di ko ne vraiment ñu ngi koy ñaanal la ñëw mu jàppale waa Boston xam nañ ne rek Boston am ngeen un élément boo xam ne de taille ëllëg di ngeen gis vraiment liggéey boo xam ne dinañ mais di remercier surtout mon frère Oumar Diaw Seck véritablement li mu fi wax mooy li am parce que Oumar Diaw Seck bi mu duggee ci parti bi président def ne kii Abou Diallo fexe leen kii ne jouer un rôle important ci parti bi actuellement moom moo yore la sous-commission presse parlée comme ni Amadou Seck yore la sous-commission presse écrite te Oumar Diaw Seck ñëpp ñuy déglu rajo xam nañu ni communication bi ni mu koy kii te xam nga nit ki lu mu mën jox ko te actuellement c'est ce qu'il est en train de faire te je te dis Oumar Diaw Seck président mu ngi kontaan ci liggéey bi ngay def parce que muy fii muy au Sénégal fu mu nekk nit yi dinañ xam ne mi ngi foofu au Sénégal vous l'avez vu ci télé yi ci émission yi te fu mu toogee wax nit yi dinañ ko déglu ndax xam na li muy wax xam na lu mu koy waxee aussi donc vraiment dañ lay sant di la gërëm di la ñaanal yàlla jàmm parce que li ngay def lii loolu lay président di xaar ci yow en tout cas sur le plan communicationnel yaa ngi def vraiment liggéey boo xam ne liggéey bu tàll ñu ngi lay ñaanal yàlla vraiment ñu continuer ci loolu bu loolu passé comme ni ñu ko waxee yàlla def nañ élection yi passé élection législative yi yàlla def na ñu jox ñu députation bi mu nekk si sama modeste personne muy man bi Abou Diallo mais li may wax Agalel
Thiès régional indi pôle urbain bu jëm ñaajo yaa yokku salaire yi wàññi lu yaas bi indi waat Sénégal Airlines fañ na Ngor Saara rogo dem na xoolum o fañu fañ sa wacaca fañ na Ngor Saara rogo dem na xoolum o fañu fañ sa wacaca D'autres parviennent à la grandeur. Yow nak président, c'est la grandeur qui s'est imposée en vous. Le président né après l'indépendance ànd ak sunu jamono askan wi la wóolu Sall jox la réew mi waaye taxul benn yoon nga rëddu fi rëddu cuune. mag ni sa tur sa plan PSE bi sunu ko wàccu jàkkaarloog ndam jaxran. Ce qui vaut la peine n'est jamais facile. Si on veut changer le monde, c'est chez soi qu'on doit le faire. wéeruloo sa ileer benn yoon ci waaru Sénégal sa parcours confirme na sa compétence. Afrique, Amérique, Asie, Océanie, fépp ba Europe ñëpp d'accord nañu ne wiiri woo tëb palanteer si yoon nga ko teg. maire si sa gox, DG, ministre, premier ministre, président assemblée nationale ba président de la République du Sénégal lii moo neex yàlla. Égalité des chances ku doon laaj faali ngoya ngi nii. Seule la foi est capable de soulever une montagne et on sait que vous en êtes capable. Sall Ngari Lam Tooro Buru Gédé am buuru Sénégal, né au Sénégal, grandi au Sénégal, évident que vous êtes un vrai produit du terroir. Kenn gënu laa xam góomi réew mi néewuloo yàcc na yasa. Votre cœur brûle de compassion et de courage voué à servir votre patrie. Mais dommage que ce cœur d'ici bas, tout le monde ne le voit pas du même œil. Lu nekk dinga ko dégg nag. Si par ma voix et celle de Madame Marième Faye Sall,
qui appelle à servir le Sénégal, nous pouvions vous amener à refuser le mensonge, le gâchis, la corruption et à œuvrer pour notre pays. Si nous pouvions être l'étincelle qui donnera envie de travailler dur et de trouver en nous la force nécessaire pour rendre sa fierté et sa gloire à la mère patrie, Sénégal, pays de la Teranga. Alors, sans doute, le pays sera émergent. Mané, tout Sénégalais peut être patriote, mesdames et messieurs, mais tout patriote n'est pas destiné à diriger le Sénégal.